salaamaaleykum mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles lëkkaloo ak membre CAP Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué parti en construction président Abdoulaye Fall jiite ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam. ñu dellu si tey am mbégte ak kontante teew ak yéen ci plateau sunu kër FM ci émission ëllëgu càmm gi mbay mi ak napp gi ni ñu koy defee fukki fan ak juróom yi nekk ci altine ñu ñëw tey ci altine bi 19 octobre 2020 ànd ci ak suñu invité professeur Aminou Diop. professeur ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di la tatagal di la dalal ci plateau sunu kër FM di la wax professeur salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu lan ngay nuyoo suñuy auditeur salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu soxna Fatou ñu ngi lay ziar di nuyu mbokk auditeurs yi waa CAP Sénégal Natangué ñu ngi leen di ziar ci weeru tedd yi ñu dugg te ñaan yàlla waxtaan wi def mu am njëriñ jërëjëf professeur ñoo ngi lay ziar lu bëree bëri ci weeru Seydina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci gàmm gi ak jàmm ak salaam ñu def ko ci jàmm ak salaam te yal nañ ci mucc ak mucc la ci mbas mi ci bépp fànn. professeur ñu ñëw tey di la wax ne la suñuy auditeur namoon nañu la ndax danga demoon màggali ñuy ñaan yàlla lépp loo fa ñaan yal na yàlla nangu ñaan yi te ñu bokk ko ak yow ci bépp fànn. tey nag ñu ñëw professeur ci suñu plateau sunu kër FM ci émission ëllëgu càmm gi mbay mi ak napp gi di waxtaan nag tey ci mbay mi. ma bëgg nag professeur ñu waxtaanee tey terme yi nga xamante ne maanaam ay baat la yoo xam ne dañ koy faral di dégg te ñu bari ñu mel ni man xamuñu lu mu ëmb muy lan mooy différence lan moo uutale agriculture familiale ak agriculture industrielle professeur lan moo leen uutale ginnaaw boo ñu waxee lan mooy agriculture familiale ak lan mooy agriculture industrielle. waaw jërëjëf soxna Fatou mbiru agriculture dafa ëmb lu bare ndax soo ko seetee agriculture moom mbay mi ngi ci càmm gi mi ngi ci napp gi mi ngi ci waa kaw gi it mi ngi ci su ne nag agriculture familiale wax nañu élevage familial wax nañu pêche artisanale wax nañu lépp loo xam ne daal mbokk yi dañ koy jëriñoo ci kaw gi waaw waxoon naa bu yàgg ba xam nga soo ko seetee mbay mi ca njëlbeen ca cosaan li ñu daan tuddee këyët li daan witt garab yi ci kaw gi di ci dunde ñu dem muy évoluer di évoluer ba nekk tey agriculture ñuy utiliser ay njiwu di def gerte di def ay dugub ak ñoom seen su dee càmm gi it xam nga mbiru rëbb moo amoon la chasse moo daan am ñuy dem muy évoluer di évoluer ba ñu domestiquer jur gi napp gi kazalika noonu ñu dem it ba tey mu am ay jumtukaay yoo xam ni daanu dem di nappi di utiliser ay matériel kaw gi kazalika noonu mu mel naka compte daal familial famille moo lal lépp ndax nit ki su dee bay dafay bay ngir dund su dundee nag su fekkee ne li mu am ëpp na li nga xam ne moom lay dundee mu jéem nag léegi dem weccee ji ko ci marché yi su ko defee su fekkee ni moo dafa nekk rek di mbay boolu ci càmm su fekkee ni bay na ba am pepp ak areen ak yeneen xeeti njariñ su amee lopp mu dem wuti ko ganaar ñu soppi moom loolu na daan tuddee troc waaw ndax xam nga tey xaalis bi tey dafa nekk marchandise boo xam ni ñëpp ñi koy yore di ko jëriñ waaye bu yàgg ba trop moo amoon échange
échange moo amoon nga xam ni da ngay am sa dugub dem ca marché ba weccee ko ganaar wala nga weccee ko bëy ak noonu donc agriculture familiale mu mës a am te it dafay continuer di wéy lu tax ma ni day wéy ndax comme dund gi alakule mënul ñàkk waxoon naa ko ni la nourriture c'est le premier besoin de l'homme doomu aadama ak lu mu mënti mel il faut muy dund ngir mu mën a taxaw ngir mu mën a jaamu yàlla ak def yeneen i activités yi kon mbay moomu il faut mu am càmm gi il faut mu am napp gi il faut mu am ñu dunde d'abord waaw loolu soxna si dem na ba tey indépendance bii ñuy revendiquer di nga wax jamono ju nekk première indépendance mooy indépendance alimentaire parce que soo amulee dara mënu nekk réew moo xam ne mënul dundal population am mais amagul indépendance kon loolu day tax ba ñooñu tey nekk lu mat ay 65% de la population di bay d'abord duñu war a dund ba pare loolu des nag nu jox ko waa taax yi waaw léegi sax soo seetlu gis nga waa taax yi dem na sax ba def léegi agriculture périurbaine waaw maanaam dëkk bi su fekkee taxaw na mu am ay taax ak yenn jumtukaay yi daa gis moom ay béréb yoo xam ne dañ koy réserver di ci def ay jardin potager di ci jëfandikoo te yenn saa yi loolu te am solo bu baax a baax a baax ci mbay mi ci càmm gi kazalika loolu ña nga ca kaw ga éleveurs yi sa seen mbokk jolof yi ñoom ay gétt yu mag dañuy am përlu yi maanaam pâturage yi nekk aussi yaatu su nawet ñëwee ba ñax mi sax xam nga nag yi macha allah du ñuy dem di wët waaye it ñu wa leen wëgg gi nag yenn saa yi déeg yi ñooy am ndax su tawee ba taw déeg yi day fees nag yi di ci naan lu mat ñetti weer ñeenti juróomi weer yenn saa yi nag mu am déeg yoo xam ne dina gaaw a fer loolu moo tax gis nga amoon na sax ci jamono projet boo xam ne du ne woon déeg yi dañ leen di jéem a dekkilaat fexe ba xoos leen gas leen ba ñu gën xóot wa illaa sax ñu dem def ay déeg artificiel ngir rek mën a retenir ndox mi xam naa idée boobu sax moo inspiré président Abdoulaye Wade ci jamono ba ñu def bassin de rétention boo xam ne ndox mi nga xam ne dafay su nawetee mu bare di wala ngaan dem di créer inondation yëpp ñu jéem ko teq def ko ci ay béréb yoo xam ne dana may nit ñi mën ko jariñoo jur gi mën ko jariñoo loolu yoo xam naa ci ñàkk ci beneen waxtaan daan ci gën a xuus waaye jamono tembe daal li ñu mën a wax ci agriculture familiale mooy agriculture boo xam ni ki koy def borom kër la am ay soxnaam am ay doomam su nawetee ñu dem bay suñu deqee wala ñu gub ñam yooyu ñu garder ko di ci dund li cëpp ñu jaay ko ñoom nag jumtukaay yu ñuy amee ay gopp lay doon ay ileer ak ñoom seen yëpp xeetu jumtukaay yoo xam ne ñoom dana mën a wàññi seen coono ci liggéey bi waaw noonu lañ koy defee muy ci diwaanu Ndar maanaam zone nord bi ñëw ci bassin arachidier yi ñëw ci sud bi waa Casamance ku nekk daal am nga sa xeetu mbay moo xam ne daa ci mën a génne sa teranga waaye lu yëpp nag ñu laal ka rek ci ndox mi suñu waxee ndox mi nag dina wax affaire taw waaw parce que taw bi mooy it condition sine qua non maanaam rek c'est une condition essentielle première pour ñu mën a bay ndox moomu nag buur bi subhanahu wa taala moom moo ko amee te it di ko joxe yéwan ci lool waaw yenn saa yi nag daa dégg sax ñu ni su fekkee ne nawet manqué na doomu adama yenn saa yi mooy def ba muy manqué ndax su fekkee dafa dagg garab yi émanation gaz carbonique bi ak yenn xeetu ëllëm bi daal li ñu koy perturbé mooy dem ba it jamono ji changé ba taw bi di néew waaye li wóor ba wóor moom yàlla daal moo amee ndoxam moo nu koy wàcceel ba su fekkee ñu ne respecté noonu environnement bi ina ma war a it jamono ji nekk mën nañu am incha allahu xéwal kon daal loolu soxna Fatou loolu laa bëggoon wax ci agriculture familiale ci biir agriculture familiale boobu nag ñu dugal ci mbay mi càmm gi napp gi ak ci waa kaw gi waaw xam naa su ne sax ba jamono daanu gën a waxtaan ak suñu yeneen i naatangoo ku ci ñëw ñu jox la benn fàcc nga wax ci dara waaw
léegi nag agriculture industrielle nag moom mën nañu wax rek ni doomu agriculture familiale la waaw ndax mbir su dee dem di law jumtukaay yu bare ñi gëstu di am dañuy dem ba xalaat bi di gën a fës ñu ni léegi comme ñu ngi daan am ay gopp ak yooyu di ko defaree suuf seeg rek di bay léegi ñu dugg ci mécanisation maanaam affaire machine fexe ba wut loo xam ne dana woyofal liggéeyu baykat bi li ñuy wax sax ci jigéen ñi allègement des travaux féminins ménagers noonu la def allègement des travaux agricoles maanaam mooy machines yi nga xam ne ci moir yeeg xeetu jumtukaay yu nga xam ne dana mën a jàppale baykat yi muy mécanisation ñuy dem mécanisation boobu ànd ak ay charrue ñu def culture atelier ay nag di xëcc machines yooyu ñuy dem di soppi jumtukaay yi ba dugg ci motorisation suñu waxee motorisation nag mbiru moteur ñëw na mbiru tracteur dugg si na tracteur bi nga xam ne léegi dañ ciy wékk ay xeetu jumtukaay yu bari yoo xam ne dana mën di labourer dana mën di bay dana mën di récolter dem ba ci moissonneuse batteuse yi yooyu yëpp di xeetu njëriñ agriculture industrielle man daal di fexe daal ba machines yeeg moteurs yi daal di dugg si loolu nag ñi koy def baykat yi lay doon waaw waaye nag si dafay laaj une certaine technicité su ma nee nag technicité kenn gënul nekk technicien baykat bi ci boppam parce que cosaan bi moom ndax moom day observer xam ne lépp su ma nee technicité nag maanaam machines yi xam nga day laaj ay mode d'emploi day am façon bi ñu koy defee moo tax nag jàng bi di ci maanaam jàng conventionnel bi di ci am solo nit ki mën a lire mën a calculer mën a comprendre yooyu yëpp donc baykat yi mën na utiliser mbir yooyu ci organisation nag comme ay coopérative ak yooyu xam nga ci bitim réew sax en France am na lu daan tuddee CUMA en coopérative d'utilisation du matériel agricole xëy na benn baykat kenn mënu ko jox benn tracteur naa mën na nekk waaye baykat bi comme yenn saa ñaari hectare la am wala ñett xam nga tracteur moom day nekk jumtukaay boo xam ni mën na labourer ay hectare ñu mën ko jëlee ci hectares yu bari moo tax su naan def coopérative yooyu nag mooy léegi su baykat yi dajee ci benn gox ba nekk mbooloo ñu indi leen benn tracteur wala ñaar tracteur boobu day xëy ci tool bi ëllëg mu xëy ci beneen tool bi su ko defee yëpp mu nekk njëriñ waaw donc mu mel ne agriculture familiale dàqul agriculture industrielle ndax agriculture industrielle du dara lu dul fexe jël ay jumtukaay yu xarañ ngir wàññi coono baykat bi waaye it ngir yokk production bi waaw soo yokkee production bi nag mu am donc commercialisation ñu war ci wax na mbiru commercialisation tànk boobu nag ci la yeneen i kuréel ci réew mi di dugg si moo tax gis nga mbay mi soo ko seetloo soxna Fatou day ëmb ay bànqaas yu bare ndax ku nekk xaj nga ci xam nga dafay ñëw tey ba ci ay chambre de li nga daa ngi dégg ñoo chambre de commerce d'industrie et d'agriculture parce que soo ko seetloo chambre boobu ak li ñu ko wax yëpp li ko lal mooy agriculture bi ndax tey même financement chambre de commerce yooyu ak yu bare mais mbay mi la waaw mbay égal commercialisation laata ñu def autoconsommation teq li ngay dundee li cëpp da nga koy jaay te jaay boobu nag dafay laaj ñu organiser mu baax kon daal soxna si ñu yem ci loolu tey agriculture familiale mi ngi fi moom la mbokk yi ci kaw gi di jëriñoo yàgg di ko jëriñoo lépp loo xam ne waa taaxi na ñam nañ ko ñoom ñooy dem ba la des ca lañu teq ngir seen dund ci sàq yi ñu jox ko waa taax yi loolu ci càmb gi kazalika noonu ñoom it xam nga tey suñu waxee ay tabaski bi du ma wax sax opération ndax opération moom temps yi ca at yi passé ren commencé ko wax waaye ci jamono ju nekk sàmm yi suñ toogee ba tabaski ñoo ñëw di indi xar yi màggal gi gàmm yi ngénte yi ak même dibiteri yi ngay gis ak ngénte yeeg ñoom seen yu yëpp ci kaw gi lay jóge
mbokk yi di ci am ay koppar yooyu nag léegi problème bi mooy ko xam naa beneen waxtaan lay doon koppar yooyu nga xam ne mi ngi jóge ci njaayum xar yooyu ak nag yooyu ñooñu di ko jaay nan lañ koy jëriñoo est-ce que le milieu fa nu dëkk dana soppeeku ci seen dundin ci seen dëkkuwaay yooyu yëpp loolu yëpp xam naa ne daan ci waxtaan ci beneen fànn waaw kon daal agriculture familiale lu fi am la te di wéy waaye nag day dem nag di soppeeku ñi koy amee nga ko aussi ñoom it ñu dem di soppeeku ci seen ni ñuy jëfee ci njàng meeg ci yëpp ba su yàlla àndee liggéey bi dox nga xam ne mënul la ñàkk ba kaw gi naat bi nag da ngay ànd ak ci kaw gi waxuma machine rek waaye piste de production yi waaye condition de vie électrification rurale téléphonie mobile hôpital yi école yi commerce de détail bi yëpp daal indi ba li nga xam ne ki dëkk ci taax gi moom lay dundee moom façon bi muy dundee waa kaw gi aussi mën am xéewal yooyu ndax comme li koy waxee rek Sénégal dëkk yi benn bopp la kenn mën ko xar-yaar ñëpp koy jëriñoo kon soxna Fatou daal ci njëlbeen nu taxaw foofu ci laaj bi ci agriculture familiale ak ci agro industrie. macha allah professeur su ma la déggee bu baax leer na ci sama bopp ne agriculture industrielle évolution agriculture familiale la ñu yaatal ko mu ànd ak ay allègement ci travaux agricoles yi motorisation ak ay appareil jumtukaay yu gën a xarañ yuy yokku yi production bi nga xamante ne suñu mbokk baykat yi doon nañ ko am ba loolu di leen di jëmale ci ñu yóbbu ci marché bi ci réewu taax yi di jaay ak jënd tey professeur bu ñu duggee ci njaay meeg jënd moomu noonu comme ni nga ko waxee sànq damay laaj ndax tey chambre de commerce yi ñu créé tuddee ko chambre de commerce de l'agriculture et de l'industrie jotul tey ñu xaajaarle ko ndax mbay mi mën a am indépendance am gën a jëm kanam. waaw jërëjëf soxna Fatou chambre d'agriculture mën naa wax ni esprit bi mi ngi fi am na sax ay décret yu ñuy waajal ngir mu taxaw xam nga lu baax nag du jóg rek sotti te tey seetlu nañ ni baykat yi dañu am ay jafe-jafe ci seen dundin ci seen jumtukaay bu fekkee ni jiw bi la wala matériel bi ñuy utiliser wala même suñ dee commercialiser seen produit yi di ñu gis ni jafe-jafe yi nga xam ne day am lu koy waral li cëpp ay intermédiaire ay capteurs de fonds état bi xam nga at mu nekk ñu ubbi def campagne agricole génn koppar bu sakkan ni dañ koy jàppale baykat yi ci wàllu jiw meeg yenn jumtukaay yi waaye tey su nawet bi dugg see nga dugg ci kaw yi laaj baykat yi da ngay dégg ñu wax ne la ñoom gisuñu dara wala lu ñu gis loolu néew na néew boo xam ne ñu bañ ko jot sax moo gën mu mel ne que Conté président Ablaye Wade ndax mënu ko ñàkk bañ tudd ci question bi nga laaj te jamono xam nga taxawal na sax benn syndicat jàppandoo mu mel nag syndicat boobu ñu bari sax ñu yoon wax ni syndicat du gouvernement moo ko war a taxawal waaye baykat seen bopp ñoo ko war a taxawal waaye président Wade daf ni li mu seetlu mooy koppar goo nga xam ne jamono ju nekk suñ ko dugalee ci kaw gi waaye du feeñ ci fenn kon nañu fexe ba baykat yi mën a booloo di mën a saytu maintenant lépp loo xam ne mooy jëm ci jàppale boobu fekk sax laata syndicat boobu am xam nga amoon na fii ay coopérative ñu ngi daan dégg xam nga mbiru ONCAD ca jamono affaire GIE daal di ñëw ak OPS yi ca jamono maanaam kuréel yu bare daawoon na yam waaye soo ko seetloo baykat daawul ci woon gis seen bopp ba ci gis nga syndicat bi ñu dem ba ci biir it am ay gàllankoor ci biir am na ñoo xam ne gisutuñu woon seen njëriñ ñu fexe ba mu xaw naa sa yàqu
ci la xalaatu nag chambre d'agriculture feeñ maanaam la chambre d'agriculture par ou pour les paysans par et pour les paysans maanaam mbir moomu institution consulaire rurale lay doon yoo xam ni ñi koy saytu baykat yi ñi koy jëriñoo baykat yi la du am benn intermédiaire loolu nag dana day jafe am ndax tey dafa am ñoo xam ne ci intermédiation ak ci captage de fonds ci la ñuy dunde ci la ñuy dund waaw ci la ñuy dund ba tey loolu su amee c'est comme si on tuait la poule aux œufs d'or donc ñoom du ñu nangu loolu am te loolu à la kuliyalin dafay am wax nga sànq nag chambre de commerce d'industrie et d'agriculture xam nga sax am na loi bu bees bu génnee rek chambre de commerce d'industrie et de service maanaam mbay mi donc dinañ ko ci mu war am chambre boppam mais nag ëtt boobu muy am tey ci biir baykat yi sax ci biir organisation baykat yi am na ñoo xam ni ñoom daan ñuy seetlu ni gàllankoor nañu doon waaw day mel na que chambre d'accueil su taxawee kuréel yi nga day dégg yëpp plateforme yi waxuma kenn dootu leen déggati de waaye chambre bi ci boppam mooy nekk ëtt boo xam ni lépp loo xam ni njëriñu baykat bi la foofu nañ koy waxtaane muy njiw mi muy engrais bi muy commercialisation muy lépp te jamono jooju c'est au niveau du département lay am ndax xam nga acte 3 de la décentralisation bi muy indee communalisation universelle tey xam nga am juróomi téeméer rek lu topp loo xam ne ay communauté rurale la woon léegi nekk nañ ay commune ñooñu tey suñu regroupé nekk ay pôle territoire te département bi léegi nekk boppu liggéey bi ndax département bi soxna Fatou ma def tuuti digression normalement acte 3 de la décentralisation jumtukaay bu ëpp moo doon département bi waaw ba jamono dina ko sax gouverneur yi soo ko seetloo dootuñu amati solo ci liggéey bi mais département bi mooy doon cheville ouvrière u programme bi waaye mu mel ne que ba léegi gouverneur yi fi nekk ba léegi bon kooku aussi beneen waxtaan la xam naa ne tey soo ci biir waxtaan wi soo wooyee benn expert en décentralisation dana mën a farañ-fàccee mbiru gouverneur yi ak préfet yi mais normalement département mooy ndeyu mbilu acte 3 de la décentralisation kon chambre boobu ma doon wax sànq nag chambre d'agriculture bi taxawagul ñi ngi koy waajal ndax jamono ji nekk rek ñu ni décret bi dana génn waaye toujours ñu gis ni daal du fees loolu nag da koy waral ndax chambre de commerce bi et d'industrie bi xam na ni agriculture bi lu am solo lay doon ndax tey droit d'entrée yeeg taxe yeeg ci produits alimentaires yi jóge ci port yëpp soo ko seetloo mbay mi moo ko indi te xaalis boobu dafay ñëw ci keesu chambre de commerce bi te loolu su fekkee ni léegi dañu séparer xaajale léegi chambre de commerce industrie def chambre d'agriculture feneen waxuma de chambre de commerce dootul dundati ndax mi ngi am ay entreprise am mi ngi saytu entreprise waaye nag mbay mi moo ci gën a am part te loolu aussi day laaj compte baykat yi daal di organiser wu dégg na sax président ci jamono yi passé muy wax ni na baykat yi taxawal ay coopérative ak yeneen i kuréel ngir mën a gën a défendre seen intérêt waaye li wóor ba wóor mooy chambre ci boppam su fekkee ni adhésion ba ca war am na éducation ba ca war a ñoo wax leen la ma waree kon dama ni kenn mënul am organisation bu ëpp boobu te soo ko seetloo soxna Fatou ci pays UEMOA bi am yëpp ci sous région bi Sénégal rek moo amagul chambre d'agriculture waaw te chambre d'agriculture boobu dana may jafe-jafe yëpp mu dem ba chambre d'agriculture bi naam ay baykat ñoo ko moom seen alal la waaye dañuy pourquoi pas am ay conseillers agricoles mën a lëkkaloo ay chercheurs waa ISRA mën a lëkkaloo finance ñi amee koppar gi caisse nationale agricole ak yeneen i kuréelu structure de financement yoo xam ni financement yi daan ko mën a teg ci yoon di ko saytu nga xam ne du amati détournement d'objectif baykat bi daal li mu xam ni aajoo naka daanu ko xayma mu liggéey ko mu am
contrôler nag yawar ndax chambre d'agriculture bi jamono ja day lëkkaloog waa direction de l'agriculture direction élevage ak direction yi am yëpp ci ministère yi su ko defee lépp loo xam ni mooy mbiru phytosanitaire chambre d'agriculture bi déjà day nekk observateur nekk lanceur d'alerte su jafe-jafe amee rek mu lëkkaloo rapidement ak kuréelu ministère bi ñu tam gis nga ren yaa ngi dégg ñu ne am na ci diwaanu Kaffrine du mat ay téeméeri hectares yoo xam ni mbay ma rafetoon na lool waaye soo moytuwulee duñu gub dara duñu deq dara ndax day am ay gunóor man ak ay wànq yoo xam ne dina ñëw muucu dugub gi ba dugub bi day taxaw noonu rek waaye soo ko seetla pepp bi dara nekkuti ci waaw inondation bi gis nga ñëw nit yàq na toolu gerte yi ba mu mel ne compte ndox comme ni ko doon waxee ci élément bu njëkk ba baax na lool waaye nag am na façon boo xam ne ni muy ñëwee soo ko aaruloo bu baax mën na indi jafe-jafe ci bari te loolu bi muy indi mooy organisation yu bare lay doon chambre d'agriculture day compter ëmb ñu bare ëmb génie rural bi mu la doon wax ca jamono ni tey inondation yu bare mi am na ci tool yi mais su fekkee ne amoon na aménagement du territoire bu baax am ay digue am ay canaux de drainage yu bare mi ngi am te waxuma du am waaye daal dana néew lool ba du nekk gàllankoor bu métti kon soxna Fatou chambre d'agriculture kuréel la boo xam ne ñëpp nga koy séentu waaye it am na ñoo xam ne ñoom su den seen sago du taxaw ndax su taxawee xéewal leen daan am loolu laa mën tudde maanaam yooyu ñu daan am dootuñu ko mën si am ndax tàng boobu day dem directement ci chambre bi am ñu koy saytu tàng boobu nag ñan ñooy doon membre chambre d'agriculture mooy normalement baykat yëpp sàmmkat yëpp nappkat yëpp ñan a koy gérer mooy waa càmm gi waa mbay bi ci daanu mën a nekk pourquoi pas ay employeurs état bi mën a leen jàppale ba yónnee leen ay cadre waaye it mu am ay paysans yoo xam ne ñoom it daanu xarañ formé wu seen doom yi li ma doon wax ci relève agricole ba ñoom it ñu mën a bokk ci kuréel yooyu nga xam ne dañuy dem ba jamono baykat yi rek ñooy amee seen ëtt waaw loolu gis nga compte soxna Fatou liggéey bu mag lay doon moo tax soo ko seetloo développement réew ministère yi bare na lool baax na ndax ku ci nekk rek jox na la pàcc ngi ciy liggéey waaye li ñu waroon a gën a jàppale mooy ministère bi jóge ci kaw gi développement rural ñu bañ a tudd agriculture bañ a tudd élevage bañ a tudd pêche ak yooyu mais ñu def ko rek un super ministère du développement rural nga xam ni ministère yëpp ñooy dajale di ci liggéey xëccandoo dóorandoo liggéey bi kon chambre d'agriculture daal tey loolu lañu ciy junj daañu ci nag dellu siwaat ba incha allahu gën a farañ fàcce jox ci kàddu ñi nga xam ne aussi tey mën nañu gën a yokk ci mën a yokk karam ci xar mi jërëjëf. suñu auditeur suñu auditrice suñu kër FM yéen a ngi woon ci seen plateau suñu kër FM ak émission ëllëgu càmm gi mbay mi ak napp gi ñu àndoon ci nag tey ak suñu invité professeur Aminou Diop doon ci waxtaanee lu mel ni agriculture familiale ak agriculture industrielle professeur waxtaanal ñu ci xamal ñu ci lu bari ci plateau suñu kër FM première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles lëkkaloo ak Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué ku bëgg sunu kër FM nan ngay def danga koy télécharger via Play Store wa ila App Store wala nga dem ci YouTube bi nga tàppe sunu kër FM bépp émission bu ñu def dinga ko am mu lëkkaloo ak Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué parti en construction bi président Abdoulaye Fall jiite ku ci bëgg a xam nan information nan ngay def dangay tapé 77 533 39 00 suñu auditeur suñu auditrice suñu kër FM suñu mbokk suñu xarit yi nekk ci panel Cap Sénégal Natangué
ñoo ngi dem di leen di jox dig daje ba beneen. ku bëgg nag joxe sa xalaat wala sa gis-gis ci émission bi dangay ñëw ci panelu Cap Sénégal naataange ndax foofu la ñuy yeggalee débat bi ginnaaw waxtu bi ñu mayoon suñu kër FM jeex na. ñu leen di jox dig daje ba fukki fan ak juróom ci kanam incha allah bu ñu ci yàlla yóbboo jërë ngeen jëf ci teewlu bi. jërëjëf professeur Aminou Diop mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM li ñu mayoon ci waxtu jeex na ñu leen di wax nag du fi yem comme ni ko professeur waxee ndax am na solo goo xamante ne faw ñu waxtaanee li suñu baykat yi soxla faw ñu waxtaanee lan mooy jëmale suñu càmm gi suñu mbay mi ak suñu napp gi ci kanam boobu ëllëgee ni ko professeur waxee ñu mun a am méga ministère boo xam ne développement rural lay doon bu ko defee dund gi mun a yomb bu ko defee suñu baykat yi mun a doon ay entrepreneur Sénégal mun a am autosuffisance alimentaire. professeur ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la wax ne la dig daje ba beneen incha allahu rabbi professeur Aminou Diop. suñu auditeur suñu auditrice suñu kër FM yéen a ngi woon ci seen plateau suñu kër FM ak émission ëllëgu càmm gi mbay mi ak napp gi ñu àndoon ci nag tey ak suñu invité professeur Aminou Diop doon ci waxtaanee lu mel ni agriculture familiale ak agriculture industrielle professeur waxtaanal ñu ci xamal ñu ci lu bari ci plateau sunu kër FM première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles lëkkaloo ak Cap Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange ku bëgg sunu kër FM nan ngay def danga koy télécharger via Play Store wa ila App Store wala nga dem ci YouTube bi nga tàppe sunu kër FM bépp émission bu ñu def dinga ko am mu lëkkaloo ak Cap Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange parti en construction bi président Abdoulaye Fall jiite ku ci bëgg a xam nan information nan ngay def dangay tàppe 77 533 39 00 suñu auditeur suñu auditrice suñu kër FM suñu mbokk suñu xarit di nekk ci panel Cap Sénégal naataange ñoo ngi dem di leen di jox dig daje ba beneen ku bëgg nag joxe sa xalaat wala sa gis-gis ci émission bi dangay ñëw ci panelu Cap Sénégal naataange ndax foofu la ñuy yeggalee débat bi ginnaaw waxtu bi ñu mayoon suñu kër FM jeex na ñu leen di jox dig daje ba fukki fan ak juróom ci kanam incha allah bu ñu ci yàlla yóbboo jërë ngeen jëf ci teewlu bi.